internet de Dakar Midi asalaamaaleykum nuyu nañ leen di am mbégte kontante jàkkaarloo ak yéen di ànd ak yéen ci seen chronique Jantal Mara tey nag chronique bi dafay def taxaw seetlu ci li ñëpp di wàcc mënees nañ ko tuddee sax le combat du siècle jongante gi war a am ci diggante Modou Xarañ Lo ak Balla Gaye 2 ndéem dañuy jëm ci combat bu mag ci le 13 janvier fii ci stade Léopold Sédar Senghor dafay baax ñu def taxaw seetlu tuuti ci ñaari mbër yooyu nga xamante ne ni def nañ fi ay jaloore doonatuñu ko kenn du présenté dina baax tuuti rek ñu dikkaat tuuti fiche technique gu maanaam ñaari mbër yi ñu xam ne ñu ngi jëm ci combat bi nga xamante ni combat technicien la nar a doon jongante la woo xamante nii nag wax dëgg fa la xam naa narul yomb ginnaaw bu ñu leen baaxee tuuti rek ci li nga xamante ni mooy seen fiche technique ma bëgg a tàmbali rek ci Modou Xarañ Lo donc Modou ñu gën ko miin ci Mamadou Lo mi ngi gane àddina le 1er janvier 1985 di doomu Taïba fële ci wetu Tiwaawan donc moom mi ngi am 34 ans nekk pensionnaire u écurie Rock Énergie moom mooy leader ba foofu nekk fa tête de file donc daanaka Modou moom surnom ñëpp dañ ko xamee ci Xarañ Lo Modou mi ngi am 19 combats yàlla dogal mu am benn match nul ak ñaari défaite yi mi ngi ko am ci diggante Bombardier ak Balla Gaye moom nga xamante ne am na ci moom défaite en 2010 moom la war a dajewaat ak moom ndax 1-1 la nar a doon wala 2-0 la nar a doon yàllaa xam yàlla nañ ca àgg ak jàmm donc Modou Lo siw na ci tuuru xarañ doonatuñu ku ñuy présenté ci wàllu technique de combat technique de lutte mu wane ay preuve am ndax si l'on se rappelle bien saison 2007-2008 calaf gi fi amoon mooy championnat de lutte avec frappe Modou jëloon calaf ba mu ràññeeku ci woon lool def ay preuve am jamono di dox ba mu dajeek Bombardier nekkoon roi des arènes yàlla dogal amu fa ndam waaye teewul mu defaruwaat am ndam ci kaw Lac de Guiers 2 ndam googu nag moo ko propulsé waat indiwaat ko ci scène bi ba mu war a mën a jongante ak Balla Gaye mi nga xamante ni moom itamit ñu présenté leen ko rek moom mi ngi gane àddina 1986 Balla Gaye ci turam di Oumar Sakho ku ñëpp xam ndax yàlla dogal na mu nekk doomu ki ñuy tuddee Double Less 2 nekkoon ancienne gloire nekk champion de lutte ci Afrique sowu-jant doon ko ràññeeku wax dëgg fa yàlla ci wàll wi nga xamante ni moom leen ko xamee muy làmb doomam di Balla Gaye nag am 33 ans def daanaka lu def 24 combats donc def na 24 combats am ci 20 victoires de am ci 4 défaites am na ci ñaar yoo xamante ne contre Eumeu Sène lool benn bi nekkoon Issa Pouye beneen bi nekk contre Bombardier donc muy Balla Gaye muy Modou Lo ku ci nekk Bombardier daan na la mais Balla Gaye Modou Lo gi mu war a bëril moom moo amoon ndam ci kawam donc ñu war a jongante le 13 janvier fii ci stade Léopold Sédar Senghor donc ñu leen di fàttali nii Balla defoon na ñaari année blanche gëjoon na ci arène bi mu war a dikkaat donc du yomb yàlla dogal mu am ndam ci kaw Gris Bordeaux loolu it relancé waat ko ba tey mi ngi war a def benn revanche diggante mag Modou Lo la ñu gañe woon Balla Gaye amoon ndam tey ñu dajewaat statistiques yi ñu bëri sax dañ koy xaw équilibré nee nañ 50-50 waaye nag kii am ndam yàllaa xam wax dëgg fa yàlla nous voulons en profiter di soññewaat ñi nga xamante ne ni dañuy faral bu fay combat jotee rek ñuy bëgg amee nit ñi ci réseaux sociaux yi naan xam nañ kuy daan nag diwee gañe këlee gañe am nga xam-xam bi amoo ko yow la concerné waaye ñun ci suñu taxawaay maanaam alerte ci suñu taxawaay bëgg Sénégal doon benn bopp te kenn du ko xar ñaar indil nañ leen fiche technique gu mbëri wax nañ leen seen parcours nombre de combats yi ñu am nombre de victoires yi ñu am match nul yi ñu def ak défaite yi ñu am présenté leen ko ku ci nekk fi mu ne nii wax dëgg fa yàlla da nga ne ci yoon ndax ci ndam nga jóge yàlla boolewaat leen ndax réalité bi moo demee noonu danoo bokk domaine bi nga xamante ni ñoom ñemente xaalis ni ko yenn mbëri di waxe kon faaw na daje donc daje googu nag war a am le 13 ñu ngi ñaan yàlla sutura am ci ñu ngi ñaan yàlla ndamu Sénégal feeñ ci ñu ngi ñaan yàlla population bi war a dem ci combat bi yéen ñuy dégg saa su ne ba taxoon na ku mel ni Gaston mi tëgg combat bi retiré woon na ay jamono ndax rëkk-rëkk yi am ci làmb yombul lu ne lañ ciy daj ñoom promoteurs yi lu ne lañ ciy daj ñoom mbëri seen millions yu ne ñoo ciy dem lu ne lañ ciy daj ñun tamit di amateurs yi ak di dem di seetaan yi lu ne lañ ciy daj ñun ñi tamit di taskatu xibaar yi di relayer maanaam mbir yi
ñun ñoo bokk dëkk bi ñoo bokk mbir mi sunu sag la war a doon tey àddina gi yëpp di nu dégg ndax lii nu am ni amul fenn ci àddina Sénégal rek la am donc nañu ko préserver ndax sunu sag la goo xamante ni di ko sàggane ëpp na te toujours li koy yàq ci ñun lay jóge da ngay gis supporters yoo xam ne dañuy defe ni ñu ngi jàppale mbër mi mais jàppale na ko ñu ngi koy yàqal donc ñu ngi ñaan yal nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm que le meilleur gagne yal nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm que le meilleur gagne wax dëgg fa yàlla gis nga Modou Lo ku dem ba am ay 19 victoire kooku du caaxaan benn nul ñaari défaite statistique gënu ko baax Balla Gaye am nga 20 victoire 4 défaite nga am statistique gënu ko baax yàlla dogalaat ñu dajewaat ñii nee nañ 2-0 la ñii nee nañ 1-0 la nar a doon ñii nee nañ 1-1 la nar a doon dañuy match nul Balla dee amaat ndam yàllaa xam waaye lu ci munti am ñu ngi ñaan yàlla yal na nañ ci yàlla yóbbu defal ku ci nekk wér ak tan xam ne combat la goo xam ne ñëpp a ngi koy xaar ñu bëggoon profiter de l'occasion def ci taxaw seetlu fàttaliwaat ñi ñuy suivre di nu bàyyi xel ndax dañuy bëgg am ay information ci seen bëri seen état de forme ak fi ñu toll donc seen statistique yaa ngi noonu yooyu xibaar ñoo leen concerné lamb yi nag li ci des bëreetul ni ma ko ñaanee léegi rek yal nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm wax dëgg fa yàlla di ñaanal mbër mu ci nekk jàmm ak salaam ba nga fekk ak jàmm seen supporters yi ñun ak yéen a far ñoo bokk réew mi nanu dem ay adversaire lañ waaye nag duñu ay noon duñu ay ennemi duñu ay noon duñu ay ennemi ñoo bokk réew mi fu yàlla féetali ndam bi ñu xam ne foofu la ndam bi war a nekkee waxoon naa ko léegi ñii dëgër fit moo dee daan ballee daan yàlla won na ma yàlla wonu ma bu leen ci dugg bu leen sànq seen bopp ndax dara gënte métti loo bëri xam-xam taxaw ci presse wala taxaw ci média naan xam naa kuy gañe ak diw la ak dilool téye ko pour sa bopp ndax bu dul dara kenn ku ci nekk am na ku mu àndal ndax yooyu message di ko jàll dafa am lu muy jur gis ngeen jamono yi passé coow yi fi am ci yu mel noonu ay affaire de verdict ak yooyu noonu nanu noppi téye mbir yi xam ne am na loo xam ne boo ko waxee dafa nar a jaxase askan wi te du ko jar kon ngir yàlla nanu xam ne réew mi ñoo ko moom lépp loo xam ne boo ko waxee dafa nar a jur fitna nañ ko bàyyi supporter nag am nga droit féete ndax ñàkk ragal féete dafay xañ a wërsëg waaye lépp na deme ci jàmm ak salaam ci rafetal ndax ñoo bokk réew mi donc loolu lañ bëggoon def taxaw seetlu rek fàttali combat bi soreetul yal nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm fa ñuy bëgg a daanalee mooy li fi xew bi te mu doon ndamu Sénégal ndax Afrique sowu jant bi yépp ñiy bëgge football ñépp daje fi ngir nomination wu Ballon d'Or africain bi sunuy doomu réew sunuy gaynde bokkoon ca muy Sadio Mané ak Aliou Cissé kii doon prétendre nekk meilleur entraîneur kii nag jël Ballon d'Or pour la première fois yàlla def na li gën Mohamed Salah jëlaat na ko pour la deuxième fois wàllu entraîneur bi Hervé Renard jël na ko sunu yéene moo nekkoon ndam bi des fi yàlla dogalu ko yàlla na yàlla xeeb dolli ci lii sunu kanam ndax it ràññeeku nañ ci ak it c'est pas pour rien ñu joxuñu woon organisation bi Sadio Mané yéene woon nañ ko Ballon d'Or bi Aliou Cissé yéene woon nañ ko meilleur entraîneur bi waaye nag destin mooy demee noonu ñu ci bëgg profité di leen encourager di ko wax ne ko lii sunu kanam a dàq te yàlla mën na ko mën nañu jox Coupe d'Afrique jox ñu meilleur entraîneur jox ñu meilleur joueur jox ñu Ballon d'Or yal na ko yàlla def rafetlu nañ organisation bi ndax àddina gi yëpp bàyyi nu xel ne fii la xewee loolu rek ndam la wax dëgg fa yàlla di encouragé waat Sadio Mané di encouragé waat Aliou Cissé di encouragé waat suñu équipe nationale doon gaynde yombul te yàlla dogal na ñun nag suñu symbole moom mooy gaynde kon ay gaynde lañu wax dëgg fa yàlla yal nañu sax ci taxawaay woowu noonu yal na yàlla def jàmm def sutura loolu nekkoon taxaw seetlu ndax tey moom sport lañu bëggoon wax politique lu ci nekk ñu ngi ciy wax saa su ne waaye léeg-léeg dee baax ñu xaw a changé tuuti rythme dugg ci sport ndax fan yii di ñëw rek dañu war a jëm ci ay mbiru sport rawatina combat gi ñu leen wax léegi mu nekkoon tënk goo xam ne bëggoon nañ leen ko baaxee rek di doon dox dig daje ba ëllëg asalaamaaleykum wa rahmatullah